leen bokk internet yi bàyyi xel snxibaar.com snxibaar TV seen émission jotaay bi dikkati na comme ni leen ko waxee jotaay bi nag di dalal politiciens yi opérateur économique yi maanaam képp koo xam ne yaa ngi yëngu ci développement réew mi émission jotaay bi bàyyi na la xel comme ni ñu ko daloon bii passé Khadim Tall ni ñu ko defee woon ak Baye Alla defee ko ak responsable politique yi nga xam ne weesu nañu tey nag ñu am yéene dalal ki nga xam ne mooy Bassirou Mboup nag mooy coordonnateur bu COJER bu commune bu Touba bokk ci parti bi nga xam ne mooy APR wala may sori dama koy bàyyi mu nuyoo ak suñu mbokk internet yi bu ko defee ñu dugg ci waxtaan bi Bassirou maa ngi lay nuyu. maa ngi lay nuyu bu baax a baax di la siyaar di rafetlu lool jotaay bi di kontaan ci dalal bi ñu dalal di nuyu sa mbokk internet yi nga xam ne ñooy nar a teewlu émission bi di seen xibaar di am kontaan bu baax ci invitation bi ñu invité di leen nuyu bu baax a baax. merci beaucoup Babacar la ñu àndal ci caméra bi Bassirou dañuy faral bu ñu dalalee suñu invité mu wax ñu tuuti ci parcours am moom mooy kan xam naa du ci xaj wante nga wax ñu tuuti rek ci une minute rek moo ñu doon wax kan mooy Bassirou Mboup. waaw Bassirou Mboup day ndaw la loo xam ne Touba gii la dëkk fii la juddoo Touba yoroo Touba di doo nga daara nag jàng ci daara yi ba jóge fii dem liggéeyi Ndakaaru Dakar nag laa njëkk a defee politique maa ngi njëkk a milité ci PVD bi ñu koy sos en 2004 engagement dugaloon ñu ci après ñu bàyyi ko bi mu demee tuuti ndax ni mu doon doxee moo tax ñu dem ànd jëf par conviction ginnaaw bi ñu fa jógee ñu bisi fii Touba nag ay vers 2008 bi Macky Sall di door rek ñu ànd ak moom ba léegi ci Alliance pour la République. lan moo la dugal ci parti bi APR. waaw APR man nag bi président di tàmbali ñu ci bëree bëri xëy na dàq guñ ko dàq faj mer moo leen dugaloon ci président Macky Sall ndax man tàmbali nañ 2009 sax ba 2010 ma doog a bokk waaye. président Macky Sall dama koo gis ak conviction ak expérience bi nga xam ne am na ko ci jaar-jaaram par rapport ak candidat yi fi jaaroon yëpp ak yar bi nga xam ne am na ko ak tey gi ma gëm ne kii moo mën a jariñ Sénégal te moo taxoon ma ànd ak moom te ba léegi amul ma ci réccu. tey nga ñëw ba nekk coordonnateur COJER bu commune Touba lu la indi foofu ak boo ñu doon leeral COJER mooy lan. waaw li ma indi foofu nag engagement la ndax bi ma tàmbalee def politique maa ngi tàmbalee politique Sam. ñu woo président Moustapha Cissé Lo vers 2010 2011 bi ñuy jub élection yi man ak sama benn xarit bu tudd Fallou Lo Sam Cissé Lo ñëw fa ñu taxawal foofa samp fa cellule APR nga xam ne ñëw fa njëkk a taxawal Sam APR presque am na ñu fa daan yëngu waaye officielul woon ginnaaw bi nag ci la ñu dem ndax booba si Cissé Lo moo fi doon coordonnateur ku bëgg a doon dara ci moom ngay dem ñu fa demee nag nekk ci ginnaawam di politique lu ñu mën ci politique lu baree bari tamit ci ginnaawam lañ ko jàngee fekk fa koo xam ne nag moo ko doon coordonner ay ndawam di Matar Diop amoon tamit relation ak président de la République yàlla boole ñu ak moom coloré ko dëgër ñuy ànd ak moom ba léegi ci lañ ànd ba bi ñu demee août 2019 bi suñu moroom APR yi ñekkandool gis suñu engagement tax ñu def ñu seen coordinateur au niveau de la COJER di sant bu baax tamit honorable Matar Diop bu mu àndal tey chargé de mission la au niveau de HCCT grâce à lui maa ngi koy sant bu baax di ko gërëm. macha allah parcours bi yaatu na xam naa gudd na wante xajul fii ndax temps bi moom moo bariwul wante nag dañuy ñëw nag ci wàllum actualité yi nga xam ne moo am ci réew mi jamono ji fan yi passé dernière sortie bi nga xam ne def nga ko ci nuyu suñu naataango yooyu di xibaar 24 yaa ngi doon dal seen benn naataango bu ñuy wax Cheikh Fall ginnaaw sortie bi nga xam ne defoon na ko di défendre Ousmane Sonko yow nga ñëw amaat ay kàddu yoo xam ne tegaan ko ci kawam mën nga ñoo leeralal loolu. waaw li taxoon ma tontu ko de mooy dafa waxoon ci au nom de la jeunesse wax ci turu ndaw yi wala boog wax ne ci parti bi la bokk man nag ba ma demee dama ne weddiwuma ne ci parti bi la bokk waaye du militant boo xam ne wax dëgg yàlla militant bu actif la ndax mosuñu am benn activité boo xam ne comme ndaw la di suñu moroom te activité ndaw ci parti wax dëgg yàlla COJER moo koy doxal COJER mooy tekki coordination jeunesse républicaine laajal nga ma ko léegi mooy kuréel gi nga xam ne moo tënk ndawi parti bi am au niveau national bu ñëwee département bu ne mu am fa commune bi ne ñu am fa structuré ko jàpp naa ne bépp ndaw boo xam ne ci parti nga bokk te bëgg lu officiel da ngay dem ci structure yooyu te amul ci benn structure boo xam ne mënees na ko faa identifier kon moo tax ma gëm ne koo xam ne la rek ndax dafa bari ci politique ñoo xam ne dañuy buñ bëggee parfois ñu dégg leen buy situation yu mel nii dañuy tëb tirer à l'autre côté boo tiré beneen côté bi nit ñi dañ lay bàyyi xel bu ko defee nga pour nga am tur nit ñi xam la fekk kenn xamul woon mais jàpp naa ne nag politique engagement la ak détermination ak def li nga war a def dem uti base mooy tax nit ñi xam la mais képp ku jàpp ne ay occasion yi mel ni ci nga mën a profiter occasion yi duy yàgg 1 mois la 2 mois mu romb jàpp naa ne kenn ku ne sa liggéey ak sa engagement moo la mën a jëriñ ci politique. fan nga teg ni kooku bokkul parti APR parce que boo ko déggee ci ay kàddoom bari na ay responsable yoo xam ne ay responsabilités yoo xam ne jox nañ ko ci élection yi ñu weesu mu jiite woon benn côté boo xam ne moo nekk côté Daara Khoudoss di ànd ak politicien bu mag bu nekk foofu yow nga bëgg a taxaw ni bokkul APR ngir li mu wax ba tey waxuma sax bokkul APR ndax bi ma kooku laajee waxuma ko bokkul APR ndax li ma argumenté léegi dama ne même bu dee ne bokk na APR
même bu dee na bokk na APR du militant bu actif moom nee na ci élection ci 2019 bi la bokk. nee na am na comme doon àndal benn responsable Cheikh Abdoulo ñun ñëpp xam nañ ko jamono yoo moo nekkoon directeur bu CROUS actuellement moo nekk mi ngi liggéeyee fële ci caisse de dépôt et consignation. kon xañ na en général politique na ju bëree bëri yow tey en général am na sa mbokk yoo xam ne wala sa xamee yoo xam ne bu ñu duggoon ci parti mën nga faa dugg nekk ca parti ba mais xañ na jàppale kooku moo ko ñoroon mais dëgg doon militant APR damaa foog ne ñoru ko woon ndax dëgg militant APR comme ñor lépp activité yu parti bi def wala kii dana la ñor au nom de la jeunesse nag moom am naa droit wax ci ne bokku ci ndax gisuma benn yoon boo xam ne lu ndaw ñuy def la moom mos koy bokk ak moom xam naa ko nag au niveau du conseil communal de la jeunesse parce que membre la boo xam ne relais communautaire la doon yëngu ci association yi xam bu baax conseil communal di nuyu au passage notre président Pam Niass ak sama xarit Madoune fekkante nag moom ay réunion conseil communal de la jeunesse activité yi conseil communal de la jeunesse di def ba bërki démbul ceeb bi ñu doon séddale nga xam ne comme bi dañu doon tànn membre conseil communal de la jeunesse yi tase nañ ci ay réunion au niveau de la Bokhatul Moubarak jàpp naa ne ci loolu laa ko gën a miine mais wax dëgg yàlla bu dee dëgg rek a tax may wax te man ñi ma xam nañ ne du ma wax lu dul dëgg wala boog du ma wax lu ma gëmut même bu nekkee du dëgg man na maa trompé wu de bonne foi waaye wax loo xam ne gëwuma ko moom du ma ko def mën naa bokk APR mais xañ na am na lu ko ci indi woon mais du dëgg doon militant wu APR te damaa jàpp ne waxam jiit daa fekk rek mu bëgg ko dégg wala mu bëgg a positionné wu ci beneen parti mais jàpp naa ne lii courage mooy ba bëggee dem feneen nga dem feneen te tey bañ a sonal nag ñi nga xam ne ñoo bokk APR. yow noo jàngatee waxam ji nga xam ne wax na ko man dama jàpp ni ku nekk si parti di ko xeex kenn mosu koo dégg mosuñoo dégg Bassirou attaqué ko tey mu xëy génn défendre Ousmane Sonko yow nga bëgg a ñëw dal si kawam. wala da nga jàpp ni warut a wax loolu. waaw c'est la preuve non man attaqué wu ma ko de man la muy wax intéressé wu ma sax xam nga le fait que musuma ko attaqué mooy le fait que musul wax dara ci parti bi c'est la première fois ma gis. mais xam nga li mu wax concerné bu parti bi Ousmane Sonko la concerné. non man waxuma Ousmane c'est la première fois ma gis ko moom muy def sortie xam nga ko bokk ci parti sax au moins xam nga tey invité nga ma wax sax benn yoon ci parti bi même bu dee baax na wala ban mais bu xaaree benn situation am mu bëgg caa patax lu bëgg a ñëw wax ci turu parti bi wala mu wax ne ndaw APR la maa def nangam loolu rek lañ ñëw pour weddi ko mais bu ko neexee sax mu bokk fu ko neex waaye nag li muy wax na wax li nga xam ne moo am bu bëggee bu meree wala mu am intérêt bu muy dàq ji fi neen sincèrement na am courage su dem dàq ko te bàyyi ñu nag noonu président de la République lañ gëm. léegi yow noo jàngatee kàddu yi nga xam ne wax na ko ci par rapport ak ñu dugg ci wàllum actualité muy loo nga xam ne am na ñëpp ko tegandoo bët muy mbirum Ousmane Sonko ak Adji Sarr li mu jël position défendre Ousmane Sonko. non man du ma commenté ay waxam léegi da nga may laaj ci problème Ousmane Sonko. foofu laa dugg ci problème Ousmane Sonko léegi yow noo ko jàngatee par rapport ak wàllum viol. Sonko bi ni ma ko jàngatee directement ma jëmmi Ousmane Sonko lay jàngat mais jëmmi kooku moom dama ko jàngat ndax jàpp naa ne sax dama koy jox benn crédibilité boo xam ne sincèrement parler yow xam nga ne sax jëru ko Ousmane Sonko nag jàpp naa ne problème am jàpp naa ne Sénégal nag dafa métti ndax dafa bari farfarloo nga Sénégal xam nga lu ko yàq kenn ku ne foo far rek luñ fa wax mooy dëgg fi mu toll ñi faral Ousmane Sonko dañoo jàpp ne ñoom seen waa ji daanaka yàlla mu ndaw la te on faut des cœurs bu doon dëgg rek la ñu seet lu ñu tu xam nañ ne li ñuy wax war nañ ko mën a teg ci taabal yi ñu jàngat ko xool li ciy dëgg ak li ci dul dëgg man jàpp naa ne bu ñu ko tiré ci àngal boobu rek mu baax leneen li ñaari citoyen la yoo xam ne dañoo jotee wax dëgg yàlla mu am ku mu tooñ ku am dëgg ku amul dëgg wax dëgg yàlla loolu jàpp naa ne yoon moo koy lijjanti moom mu tëb première conférence de presse daw jafandu foo xam ne loolu ak projet bi jotewuñ dara jàpp naa ne dafa am lu muy nuru tudd ci président de la République ñun loolu ñu dugal ci combat bi su fekkoon moom ak Adji Sarr wala naa suñu kenn duñu dégg waaye ñun nag képp koo xam ne laal nga suñu président de la République wala tudd nga ko ak koo mën a doon ak ñu gis moo xam mag nga moo xam ndaw nga. mais est-ce que Sonko li mu wax nuruwul dëgg wàllum complot gis na ni ba affaire bi amee ba tey seen côté yi parti bi ni mu jógee di défendre côté ki nga xam ne mooy Adji Sarr koroog assemblée nationale bi nga xam ne la ñuy mburi maraanum kérialu bu Ousmane Sonko gis nañ ne mu demee ci koo xam ne citoyen la gars yi di tàccu mel ni ku nekk si wàllum meeting ko wàll far loola Sénégal far loo fi nekk kenn mënuñu rapproché lu tax ñu faral Adji Sarr gis nga ñu faral Sonko dañoo am droit wu faral Sonko ñun man am naa droit faral Adji Sarr man bu ñu tànnee Sonko ak Adji Sarr man dara boolewuma ak Sonko ba ma ko waaw maa ngi ñëw ci complot mais xam nga diw lañ faral la képp ku bëgg a tekkee complot xam nga loolu moom mënta doon complot man maa moom sama bopp ku ma neex laay faral su ma tànnee diggante Adji Sarr ak Sonko man Sonko bu doon xeex ak mbuut ma faral mbuut xam nga maa moom sama bopp parce que ñun bañ tàmbalee ba léegi Sonko lu mu xam ci sos ak wax lu bon ak fenal ñu def na ko yàq gi ñuy wax Sonko ñaata nit la yàq fii Sénégal toujours mu ñëw Mamour Diallo wax loo xam ne amul benn firnde bu mu ci indi di yàq ay doomi jàmbur léegi man Sonko amee problème ak keneen justice mooy àtte waaye man moom sama far nag bu ma dee faral Adji Sarr laa faral mais nag àttewuma vraiment. léegi wàllum complot gi nga xam ne moom la ñu wax li jaaroon ci côté Karim Wade di jaar ci côté Khalifa Sall est-ce que du loolu nag nuruwu dëgg li Sonko wax.
non xam nga nuru dëgg moom amul solo xam nga li am solo mooy mu doon dëgg te complot ku ko wax da nga koy confirmer gis dégg naa koy wax léegi gis nga dossier bi nii ñoom dañoo bëgg ñu jël dossier viol la buy dem ca 6 ba 6 bi dossier viol lay àtte mën naa dem nag bu diggee ba ci biir viol bi ndax ki ñam moo jël si Adji Sarr laaj nañ ko léegi nag loolu la ñuy topp ndax am na complot kooku dañ ko yónni wala yónniwuñ ko mais Sidi Ahmed Mbaye moom sénégalais la am di voté dëkk Ndakaaru Adji Sarr dëkk Ndakaaru ñu am droit wu xamante. mais politicien la bu ko neexee mu doon politicien bu ko neexee doon politicien teewut a xam ay nit man xam naa plus de centaine de personnes yoo xam ne politique guñ ay xale yu jigéen ak ay xale yu góor. muy est-ce que nuruwul complot parce que gis nañ ni enquête bi toppuñu ko ba mu sës parce que oto bi nga xam ne moom moo jël si Sidi Ahmed Mbaye oto bi mu yoroon bi ko gendarmerie laajee nee nañu médecin moom moo ko bindal kayit bi wàllum avocat dugg na fii génn fi est-ce que gendarmerie buñ ko bàyyi woon mu def liggéeyam rek duñ dem ba sës wante ci leen. xam nga nag xam nga journaliste bu ndaw nga ci da ngaa bëgg a màgg xam nga lan mooy tax nga doon journaliste bu mag bu nit waxee am na wax yoo xam ne dafa laaj investigation jàpp naa ne Ousmane Sonko fooram ak ñi mu àndal mooy di def ay mensonges di jaxase nit ñi ci Sénégal gépp conférence par exemple la taxaw ne gendarmerie dañoo nanga ci moom enquête bi léegi loolu balaa journaliste di ci jàpp wala mu ciy dëggu nañ ko gëstu lan moo ñuy wax ne gendarmerie dañoo nangu enquête am bi léegi gendarmerie dafa am ku ñëw porte plainte ñi mu war a déglu ñëpp déglu na leen oto boobu ki ñu wax ne moo jël si de oto bi fi mu toll ay nit da koy wax rek mais ci yoon waxu oto kenn waxagu ko ci man la ko jël si xamaguma ko yow xamagoo ko. non PV yi téeméeri PV génn na ci internet bi am na PV yoo xam ne kenn signé na ko am na PV yoo xam ne kenn signé wu ko Ahmed Aïdara ak Pape Alé Niang mi nga xam ne sos rek la ñuy def ñooy dem créer seen PV bopp di ko indi waaye li nga xam ne mooy lu leer mooy gendarmerie bu dégloo ñëpp ba war a déglu Ousmane Sonko mënta déglu Ousmane Sonko faaw ñu dindi la immunité parlementaire loolu gendarmerie waru koo def si gendarmerie mi yor dossier bi du ko buukale li mu yët ko procureur mi nga xam ne moo war a jàllale dossier ba fa mu war a jàll et puis xam nga li gën a garaaw dama ko wax naa ko keroog dafa am ñoo xam ne dañuy def terrorisme intellectuel dañoo jàpp ne Sénégal dafa bari naxa ba nga xam ne mais dafa am yoo xam ne waxi gone la sax gendarmerie bu laajee ñi mu war a laaj enquête li mu war a enquête ba jàpp ci ki nga xam ne moom lañ pelente mu woo ko mënu koo jot kooku ne daa am immunité parlementaire gendarmerie naka lay def lu dul delloo jox dossier procureur mi nga xam ne moo war a sumi mbaraan ko ne enquête bi koy jeexagut si d'inscription mooy koo xam ne dañ koy jox ab dossier mu xóotal ko déglu na Adji Sarr déglu na tey ndaw si borom kii bi nga xam ne ay waxam moom daanaka sax ñun ñu ci biti rek mën nañ koo àtte musul wax ñaari wax yu bokk dana déglu Ousmane Sonko Sidi Ahmed Mbaye mi ñu wax dana ko déglu léegi kay lépp lu ciy dëgg ñoom danañ léegi lan moo tax toppuñu ba gis avocat bi ñu ciy taqal ak médecin bi ñu ciy taqal. waaye déglu ma xam nga avocat bu ñu ciy taqal yow yaa jël en considération ne diw mi ñu ci taqal loolu yow ci ay nit yi Sonko nga ko jëlee gis nga li ñu war a jàpp ci yëf yi ci muy dëgg mooy li justice di wax gendarmerie dafa def enquête am ñëpp ñu jàpp ne taq nañ ci dossier bi déglu na leen bi jël seeni PV jébbal ko siis ba bis bu demee ba déglu Sidi Ahmed Mbaye gis na li Sidi Ahmed Mbaye wax du dëgg mu war a topp piste booba dana ko topp bis bu gisee ne Sidi Ahmed Mbaye moom moo jël ay propre responsabilité am di xaritu Adji Sarr dem déposé Adji Sarr loolu amul délit jàpp naa ne kii du ci nekk mais siis ba yow xam nga ne ultime caution siis Sénégal yi bu fekkee déglu na am Sidi Ahmed Mbaye xam na ne Sidi Ahmed Mbaye mii am na ñu ne ci ginnaawam wala am na complot bu ñu ne dana ko topp mais xam nga ñoom luy seen fort dañoo bëgg jële dossier bi ci viol xam nga viol bi da leen a arrangé wut ndax seen waaye moo toog ba xaaju guddi kenn te xam nga bu ñuy wax complot dégg naa koy wax même bu dee complot am na complot bu ne dafa am fu mu démarré ak fu mu yem dossier bi képp ku ciy wax complot dossier fi mu tàmbalee même bu doon am na complot laa la wax fi mu tàmbalee Ousmane Sonko kenn chargé wu ko mission pour mu dem kenn ordonné wu ko mu dem moo am habité wu toog ba xaaju guddi mu bàyyi ay jabaram bàyyi ay garde corps am bàyyi ay sëwëram jug ci heure couvre-feu même bu dee ne heure couvre-feu moom am na droit jóg mais amul droit dem ci lieu boo xam ne lieu de travail la. waaw non waxuma ñu defal ko massage de dama ne amul droit dem ci lieu boo xam ne dañ fay liggéeyee mu fay dem heure boo xam ne heure couvre-feu la bu dee nag day dem defi massage bu ko defoon bëccëg garaawut nee na daa feebar yow ñun ñëpp sénégalais ñoo gën a xam ne bu dee na fekkuñ rek li Ousmane Sonko di wax du dëgg. yow fan nga teg ñu du dëgg yow demoo sa salon ba demoo. waxuma ci waxu wéyal de li mu wax moom ci conférence de presse am yi laay wax man. benn Ousmane Sonko dane dafaa dem pour faju billaahi wal kitaab bi loolu yow mi may déglu ak sénégalais yéen ñoo ñu gën a xam ne Ousmane Sonko loolu muy wax du dëgg. léegi te mu wane papier bi firnde ni moom feebar na. gis nga xam nga li koy wane Ousmane Sonko feebar bi mu faj feebar bi mu feebar
du ay xale yu jigéen ñoo koy faj du salon de massage fa lañ koy faje ñaar nee na dafa am problème mu mënut a fayu ci fee 200000 te Ousmane Sonko moo taxaw fii bi ñu ko dàqee mu ne sama cabinet li ma fiy am loolu yéen ñëpp dégg nga ko moo ëpp la ma daan am impôt domaine député yi plus de 1 million lañ leen di fay salaire. gis nga wax bu wér bu dofee Sénégal ay dongo daaraa fi dëkk wax bu dofee nopp yi koy déglu war a wér moom moo la gën a xam ne loolu muy wax doonul lu taxaw léegi nag bëgg na ali bi xamul fu muy jaar dafa waroon a génn rek honnête mais vraiment damaa demoon pour wuti bànneex bu dee dëgg rek a tax a wax tax ñuy wax wala bànneex rek la wuti ji woon moom c'est viol am na fa viol amu fa nag billahi xaw ma ci dara waaye nag dafa demoon pour wuti bànneex loolu moom mën naa ko waat demu fa woon pour faju li koy wan conférence de presse bi mujj a génn dara jotu ko te Ousmane Sonko gis vidéo yi muy nekk di bëri ak activités yi muy def xam na ne Ousmane Sonko bu nee day dem foofu pour faju ji day lëre Sénégalais yi te la ko xale bu jigéen bay defal Adji Sarr mi am 20 ans amul jëngu dara nga xam ne daanaka maa ngi moom a yem école alimentaire yi la yem élémentaire yi la yem xam nga ni mën dafa kenn. mais moom dañuy feebar bi ko dal demutoon ngir faju ji da doon dem ngir amal benn type de massage boo xam ne bu ko defee mën naa dellu si waat yaramam. loolu mu wax moo dul dëgg type de massage yooyu xam nga ñu koy def kinisé yi Cheikh Seck jël na wax lu leer nañ kinisé yooyu 20000 francs la par séance. mook salon ba ñoo tolloo lu ñuy fay te moom xam nga massage moom 4000 la doon def 4000 50000 la muy fay la mu doon fay foofa noonu gars yi tàmbali 4000 mu neex mu mujj jël 2000 bi la mu doon fa la muy fay foofa ndax dégg nga kii Adji Sarr bi ne bi mu génnee borom salon bi 10000 50000 lañ ko jox. kinisé yi fayeeguñu loolu fajuwul woon loolu moom dama bëgg ñu teg ko nale doon wuti bànneex affaire ama nag am na droit wuti bànneex am na droit bañ a wuti bànneex mais nag li ko xale bi jiiñ nañ dem ci justice ñu leeral ko man loolu laa am ci lu ma ciy wax. mais est-ce que du dossier bi nag yéen da ngeen ci maanaam état bi da see boole ak yàkkamti rek jàpp nañ Ousmane Sonko def na benn conférence presse xëy nañ jox nañ ko benn convocation est-ce que du ak yàkkamti ngeen si. loolu xam nga loolu ñi nga xam ne xamut ñu réew mi doxee mais gis nga ñi nga xam ne ñoo ngi topp ni actualité doon xam nañ loolu du waxi dëgg gis nga dossier Ousmane Sonko bi dafa sax yàgg. boo ko ba xale bi jigéen bi pelantee ba tey mat na 1 mois ci tey parce que boo waa déglu ma mat na 1 mois ci tey bu doon dafa yàkkamti ensemble procédures yi mu jël moo naa gën a bari ci léegi Ousmane Sonko kañ leen dindi woon immunité parlementaire am du vendredi ba tey mercredi lañ koy doxoo bu ñu doon yàkkamti vendredi booba ba mu paree ci la ñu jël ordonnance bi dem yit ko siis bi ci samedi ji wala ci lundi ji ñu woo ko lu ñu yàkkamti amu ci procédure bu normal la jaar fi mu war a jaar xañ na nag temps bi gaaw na ci moom parce que képp kuñ convoqué nga xam li nga def ndax li tax ñëmutu wuy ji moo ko xam mi ngi mel ne weeru koor boo koy wor day yàgg ci yow bu ñu la diggee xaalis day gaaw ci yow wala ñu dig la nangam maam temps bee gaaw ci moom parce que xam na li mu war a def xam na li mu war a fekki waaye temps bu normal la 1 mois la boobaak léegi yàgg na Sénégalais yaa ngi bëgg mar na dem déglu ji wuy ji siis bi bu waxee lu doy siis bi bàyyi ko mu ñibbi bu waxul lu ko doy siis bi def ko mandat dépp xóotal enquête am luñ atte ñu xam ne moom mooy dëgg te gis nga li muy woote xam nga deuxième conférence de presse bi fii la taxaw di wax benn question rek laay laaj de grâce léegi ñi nga xam ne dañoo bëgg réew mi léegi Ousmane Sonko bu fekkoon doole ji muy jaay nga xam ne loolu bu amoon tey mën nañoo jàpp ne réew amut Ousmane Sonko nee du ma dem ñu bàyyi ko mu bañ a wuji kon mën nañoo jàpp ne état amut nga xam ne tey moom kenn amatul ci atte kenn waaye léegi imagine tey bu Ousmane Sonko demoon ba toog président de la République léegi ëllëg képp ku ñu woo bu la neexee doo wax du ma wuy ji mais est-ce que du nan ko wootee maanaam ni ensemble paraparaaxee dossier bi am ñeneen ñoo xam ne si opposition bi lan nekkoon ñu bàyyi sa commission boobu est-ce que maanaam ñàkk a jaar yoon bi nga xam ne moom lañ mu réew paraparaaxee baatu paraparaaxee moo amul solo même paraparaaxee bi dossier teewul dossier baax waa déglu ma jaarut yoon ku wax ne jaarut yoon da ngay démontrer lan moo tax jaarut yoon ñi nga xam ne ñooy ay droit sax te faruñu te nga xam ne ñooy ay Moustapha Diakhaté nga xam ne mën ngaa wax sunu ay noonu Macky Sall lañ Assemblée nationale procédure bi mu def procédure bi jàll xañ na député ya fa nekkoon ñoo bëgg bës bëgg bruit bañ demee ba xam ne la ñuy def un tour ñu ne dañuy démissionné même bu ñu démissionné woon xam nañ ne bu ñu boo wootee woon réunion quorum lañ soxla commune bi bu ñu fa wootee réunion commune quorum lañ soxla bu ñu soxlaa quorum dañuy dem c'est parce que 10 personnes ñëwuñu wala 5 personnes démissionné nañ du tee la jaar fa mu war a jaar ñoom ñoo la gën a xam ne yi ñuy wax ay waxi bàll puy de ay waxi gone loolu waa ji naan dañuy dawal mbége Abdoulaye Wilane dañuy dawal mbége Cheikh Abdou Bara Dolly nga xam ne moom boo gisee ab comédie la lay nuróol Cheikh Abdou Mbacké ñeneen ñi doo xam lu ñu nuróol di wax ay wax yoo xam ne yow mi ko dégg barki Serigne Touba doon xale toog bëgg doon kilifa tey ci réew mi da nga leen di xeeb ndax li gën a bon mooy mag mu jëmm muy wax nga xam ne kii day fen te dañoo war a honte dañoo war a rus Aïda Mbodj taxaw ci kanam Sénégalais yi ne procédure bi x moo ci ne te après ñu wane dossier yi mu leer naññ waaye yow loolu yow mii di wax ak man yaa ma gën a xam ne loolu amut député yi
toll ne ensemble Abdou Mbow wax na ko 165 députés naka la ñuy ñàkkee fayda ñu la ñit ab dossier boo xam ne x moo ci ne ñuy dindi kan mooy x ci kon xanaa kon Moustapha Niasse mooy x dafa am magum jëmm mu mel noonu toog jàkkaarloog Sénégalais yi jàkkaarloog say militants ëllëg nga yori doom yori njaboot di leen mën a fen xam barki Serigne Touba Mbacké yooyu dafa jar bàyyi def politique di leen fen yoo xam ne waxuma tamit trompe de mais fen yoo xam ne yow mii xam nga ne li ngay wax du dëgg te nga xam ne da ngay faatu te ñoom dañoo jàpp ne politique jëmut àllaaxira te gis nga fa ma ñëwoon misxaala saratin xayran yara wa ma ñëwoon misxaala saratin gis nga lépp lu waay def ci yiw bu yomal xëyaamee da nga ko gis lépp lu waay def ci safaan bu yomal xëyaamee da nga ko gis nga fen amul politique amul ñàpp ko politique dafa baaxut man nag waxuma ko trompé wu de bonne foi mais gis nga fen nga xam ne lii ay fen la ñëw di leurrer Sénégalais yi te xam nga ne waxoo dëgg ak Cheikh Bamba Dièye diine ji mu doon jaay nit ñi ak baayam ni mu mel wallaahi rusloo na baayam fa mu tëdd yow fan nga teg ni ñoom li ñuy wax amul na te yow dañ ko assemblée demande waaye li ñuy wax du dëgg yàgg fa lool xoolal après bi affaire bi jeexee sañatu ñoo wax xam nga obligation de réserve maam noppi dafa am député yi dañu leen koo santoon am na fa bu fa tollee duñu wax mais biñ paree ba affaire bi jeex lépp daa génn lépp leer mu leer ci bopp Sénégalais yëpp x boobu ñuy wax assemblée jotul document bu am x document bi ñu am Ousmane Sonko moo ci ne ñu jox leen 15 document bu ne ak la mu àndal PV yi nga xam ne moom la Adji Sarr am PV yëpp li ñu bëggoon nag moo ñu jox leen PV yooyu ñu fata ko dem jox ko avocat yi Ousmane Sonko yi ndax bul fàtte ne avocat yi Ousmane Sonko yi amuñu accès ci dossier bi ba léegi xamaguñ dara ci dossier bi lépp lu ñuy wax ay fake news la Ahmed Aïdara ak Pape Alé Niang ñoo dem télécharge seen affaire di fenal nit ñi rek ci internet bi te Sénégalais yi nag yow nag feer nañu nax nag léegi Basir ñu ñëw si wàllum convocation bi Ousmane Sonko taxawoon na du wuy ji tey dégg nañ si ay xibaar Cheikh Abdou bu Serigne Cheikh Khary Mbacké bu Daara Muxti si dox jàmm bi nga xam ne dox nañ ko si Ousmane Sonko ñoom Matar Gueye ba tax na Ousmane Sonko nangu naa wuy ji suba wuy ji bi yow nga jàpp ni dellu ginnaaw boobu noonu lu baax la si réew mi wala lu kiiwul la nga réew mi moom lu baax lay am te ci lay am daka jekk gis nga Ousmane Sonko mooy suyee ci bopp nit ñi naan sañ Cheikh Abdou ma tax a arrière rek waaw yow xam nga bu dëgëroon waaw baal ma wax sama xalaat man li may wax sama xalaat réew mi dara du fi am réew mi jàmm ak salaam ñoo fi am réew mi dañ ko gouverner loolu laa bëgg ñoom ñu xam ko te am yambar gouverner wu ko te ñoom xam nañ ko gis nga am nañ ay preuve ak ñoom jaar nañ fi ci parrainage jaar fi ci atteb Khalifa Sall jaar fi ci atteb Karim Wade la fi xewoon ay 23 juin mu mel ne réew mi amul kilifa ak nguuru Macky Sall gii du fi mos a am réew mi dañ koo gouverner moom moo tàmm ay waxeet ñetti yoon a ngi nii wala ñeent ba dossier bi tàmbalee ba léegi muy wax di arrière waxi Ousmane Sonko moom sax daanaka léegi man su ma leex dama naan la dama lay Ousmane Sonko arrière parce que dox jàmm bi nga xam ne dox nañ ko si jàmm moo tax mu dellu ginnaaw Ousmane Sonko gëmut sëriñ Cheikh Abdou dub sëriñam ab xaritam la na wax nit ñi dëgg kooku dub sëriñam bu doon sëriñam dana toog ak moom ci kaw ak di mbëkkante ak moom mel na ku nekk sama morom ñun murid li ñu xam man sama sëriñ du ma toogoon moom ci kaw ba ilaa yawmi diini Touba gi laa juddoo gisuma kenn koo xam ne am murid saadix la dëkk Touba gi te dañu ne bu Ousmane Sonko sénégalais yi xam nañ mooy kan parce que ñi mu doon liggéey ndool impôt domaine xam nañ ko ku fa mos a jógee màggali Touba danaan la yéen da ngeen di taxawaalu màggali Touba mooy lan nit Sénégal xam nañ kan mooy Ousmane Sonko dafa am ñoo xam ne dañoo gëmm seen i bët di Ousmane Sonko ñi mu àndal ñëpp koo ci tuddal sëriñ mu saaga ko bu fekkee ne loolu du dëgg na taxaw ñooñu ne leen ba leen li ngeen di def amul salafiste boo xam dama lay laaj sa aqulaay bàmmeel salafiste boo xam ci Sénégal gi Ousmane Sonko la àndal salafiste boo xam laa la wax man li ma xam ci salafiste kenn xamul nu mu toog c'est des parents am naa ciy mbokk amul salafiste boo xam ci Touba gi te ëndut ak Ousmane Sonko kon bu taxawee di wut ali bi dafa yaakaaroon ne mën naa yëngal dëkk bi mais bi mu demee ba dernière minute mu xam ne caaxaan jeex na bu wuy ji wut gars yi ko wuy ji wut bu ñu ko fekkee këram du baax ci moom muy wut fu mu làqatu daw di làqatu ci ginnaaw ab sëriñ. mais est-ce que du loolu nag dellu ginnaaw gi nekkul loo xam ne day maanaam day delloo si waat. moo gën ci moom. moo gën ci réew mi. waaye nag bu ko deful woon tamit du tee dana wuy ji moom moo la ko gën a xam ba Sénégal sosoo ba léegi amul kenn laa la wax moo xam politicien nga moo xam loo doon surtout soxla la tëddee moom amut da ngay dem ci jàmm wala nga dem ci fitna te léegi xam nga dafa am loo xam ne yëpp Sénégal Ousmane Sonko mën na taxaw si nga xam ne ñooy àtte nga leen di daggal ay saaga di leen manquer de respect léegi Ousmane Sonko tey bis bu demoon ba falu ba gagné président ñan ñooy programme Ousmane Sonko mooy doon président justice boobu muy xas ci ñoom la mën a sukkandiku léegi tey par exemple man mi nga xam ne farul ma ko bu toogoon président ñun kon taxawaay bi muy taxawaay lañ taxaw ni justice baaxut bu ñu woo ñu lànk gis nga dëgg kuy àtte dëgg da ngay àtte dëgg justice bi baax na ak baaxut mooy àtte nit ñi moo fi ne moom la fi constitution bi teg magistrat yi fi nekk ñëpp xam nañ ne magistrat yi nekk ca CS di CS ak magistrat yi nga xam ne ñooy àtte magistrat yi àtte ay dossier la ñuy tiim seen aqulay bàmme la ñuy tiim te gis nga ñuy wax bi léegi wal ki tey bu ñu jàppee ne ñoo leen gën a ragal yàlla xamuñu leen gis nga ragal yàlla du làmmiñ wu rëy de du aw sant bu ñu jàppee ne ñoo leen gën a bëgg réew mi barki alxuraan xamuñu li ñuy wax
gis nga nit da ngay xam li ngay wax rek xam fi nga toll mais mënoo siise say morom yow li ngay bëgguñu li c'est parce que bëgguñu li ngay def rek nga jàpp bëgg yow li ngay def li nga bëgg defuñu ko nga jàpp ne ñoom moom duñ dara fi mu toll looloo fi nekk bari na ñoo xam ne fi mu toll nii man Sonko laa faral yow mi faral Macky Sall doo dara man nag loolu laa siqut ak kenn man kay da nga dul bëgg def sa bopp Mamadou bëgg maa def Mamadou nga xool sa bopp ba mu neex la nga am droit faral la Ousmane Sonko man mi faral Macky Sall nga am bët boo may xoolee dama ko mayul ko yàlla bind parce que man li ma gëm waxuma la daal Macky Sall de mais caraxu yi muy demee duus moo gën juróom-ñaari Ousmane Sonko parce que Ousmane Sonko ba mu dalee politique ba léegi amul lenn lu mu mës a wax sénégalais yi loo xam ne génn nga ci ñetti baat yu doon dëgg. mais Basir léegi dañuy ñëw si wàllum jàpp gi nag jàpp tëj bi seen dafa mel ne daal société bi dañ koy utiliser jamono yi ñu toll kenn amatu droit sax di wax WhatsApp waxal wala nga wax audio wala kon booy wax da nga xam la ngay wax fan ni ñu jàpp ni ñu jàppee Guy Marius Sagna jàppee ko Karim Xrum Xax ak ñoo xam ne si loo xam ne teguñu ko fenn. xam nga da nga may wax kat lañ jàpp te teguñu ko fenn kenn non da nga naa ma kenn kuñ jàpp teguñu ko fenn du ba projet Ousmane Sonko bi tàmbalee ba léegi ñiñ fi jàpp ñëpp ay preuve ñoo tax ñu jàpp leen gis nga pour exemple bi ma lay jox. waaye déglu ma gis nga xam nga li garaaw Sénégal ba ci waa kii bi sànq ni damaa dégg kuy ku ma gis marché mu may jaay ataaya maama du ma vacciné wu ndax la ma dégg ci audio ba gis nga yow lan moo la leer ne gendarme police lan lañ jàppee Abdou Karim Gueye ak pas Abdou Karim Gueye moom la ñu leen jàppee garaawul Assane Diouf ak Guy Marius Sagna Clédor Sène est-ce que wér na leen ne audio booba rek moo tax ñu téye leen wóorut kenn police la tax mu téye leen xam na ko bañ leen jëbalee siis ba la tax siis ba def leen mandat dépôt xam na ko gis nga Dame Mbodj mi defut dara ak Abdou Karim Gueye ñoom lu ñoo def dañoo dem ne dañuy aaye manifesté wu ñu dem taxaw di manifesté wu xam nga même loolu sax délit la mais du délit bu garaaw bañ demee ñu gis siis bi xam ne lii yóbbut kaso dañ leen a ba jërut kaso buñ defoon lu jar kaso dañ leen yóbbu kaso mais ba leen siis bi xoolee xam ne ñi defuñu lu jar kaso mais képp koo xam ne dégg nañ la ngay wax ay wax yoo xam ne da ngay taal réew mi wax naa léegi ne la dëkk bi dañ koo gouverner ay wax yoo xam ne mën naa taal Sénégal mën naa taal réew mi léegi lan nga bëgg Sénégal def ko ñu bàyyi ñooñu taal réew mi ñuy xoole wala yow ñu gis la ci ay vidéo wala ay caméra surveillance nga dem di toj ay oto jàmbur wala ngay taal oto jàmbur comme 19 personnes yi njëkk a yóbbu kaso ña nga xam ne gisuñu leen ñu def benn délit dañ leen a bàyyi plus de 42 la ñu woon ñi ci def délit lañ téye. mais est-ce que loolu nekkul xuppaate rek pour mën a jot ci Ousmane Sonko. Ousmane Sonko jot ci moom jërul xupp kenn Ousmane Sonko bi bu ko police bëggee jëli exemple bi ma lay jox xam nga Sénégal yi dañoo bari caaxaan premier jour bi Ousmane Sonko ne du ma dem. ñu dem dajale fa rassemblement police ay rassemblement bi xam nga dégg nga ñu bari naan dañoo demoon pour jëli Ousmane Sonko te gendarmerie moo convoqué woon Ousmane Sonko police convoqué wu ko bu ñu ko doon jëli xam nga ni police du moo koy jëli foofu police ante ëmën ñoo fa nekkoon ña fa nekkoon di wax suba teel nga leen seetaan ci télé bi ñuy réy làmmiñ naan tay la talaatay ndeer ba fa police ñëwee 30 minutes après gisawu fa kenn ay rag bu fa police bëggoon a jàpp Ousmane Sonko booba Ousmane Sonko du yendu këram ak garde corps yi fa mën a ne Sénégal am na assez de sécurité bu mën a sécurité dëkk bi dëkk jàmbur yi sax mën nañu koo sécurité boo ko weddee dama laaj ko Yaaya Jammeh gis nga ñiy wax dañoo toog seeni saal mu féex rek ñu rëy làmmiñ xam nga yaa ngi may laaj léegi ci médiation bi Mame Matar Gueye gis nga naafiq dafa baaxut Sénégal dafa bari ay kilifa yoo xam ne bës la ñuy wër yow Mame Matar Gueye bu ñu wéyale woon doomam billaahi wal kitaab bi du dem wax na booy bi retiré plainte bi moom ci droit am la nekk dañ koo violé dafa jàpp ne dañ koo violé di moins mu dem plainte le droit absolu dégg na ay nit naan ànd moom lu tax waxut kan lay waxal. mais est-ce que médiation bi. nekkoon na wàllum retiré plainte puisque nekkul. kay am naa information xoolal Adji Sarr parfois li nga dégg nit ku nekk ci débat bi Sénégal dafa bari innocent taxaw ci télé yi di mbelli jàpp na ñoo ëpp nit ñi xam-xam Adji Sarr amul compte bu muy rendre kenn xam nga ban compte la am. jàpp ne dañ koo tooñ mu dem ci justice bu ko neexee mu toog këram ba tribunal woo ko mu dem ban compte lay rendre kenn nekk ci rajo di mbelli ñi nga xam ne nag ñoo nekku ci dëgg ak fu mën a ne bu ko neexee sax naaw ci asamaan si mais bu ñu neexee ñu teg ko loxo man loolu lépp c'est fou gis nga droit bi Adji Sarr am bu ko neexee mu pelante dem toog ba siis bi woo ko mu wuy ji amul benn compte bu muy rendre ku yàlla bind parce que waxut léegi waxut et quoi xam nga Sénégal dafa bari ñoo xam ne ay waxi dof la ñuy wax jàpp ne nit ñi ay dof lañ Mame Matar Gueye doomam barki dem fii la doomam dem ci aw faram am fa ñaata fan muy wër ci nit ñi naan sama doom dañ koo kidnappé te doomam moo nekkoon ci far ba ñu bëgg dee ba mu fi jógee mu paasal doom rek moom gis nga bu ñu bëggee bës dañuy dem wuy ji ko te gis nga yooyu muy def bëgg ba mu dugal ci kilifa yi diine Abbé Sack Seck ñëpp xam nañ ko ci réew mi lu baax la fi dox lu baax la fi wax mais Mame Matar Gueye mooy manigancé bu amee dëgg gu muy wax ba mu demee ci Sonko xam nga lan la ko war a wax benn baat demal wuy justice atte képp kuy atte dëgg lii ngay atte mais doo dem naan mais benn médiation booboo ci am amul benn médiation bu ci war a am kii jàpp ne dañ koo tooñ mu dem ci yoon
nga taxaw parce que kee politicien la rek bu ñu ko defoon ab citoyen simple doo ko def professeur bee ñu nekk bee ñu jiñ Saint-Louis viol tey ñu ba ñu yóbbu ko mandat dépôt wala ñu siis baa ngi koy waaj a déglu lu tax di muñu ci cëpp ko yàlla ne ko bul kii professeur parce que Ousmane Sonko homme politique la ñu dem ci Adji Sarr bëgg dem ci Adji Sarr mbokki Adji Sarr ñoo am ful la ña nga téye seen i doom ñoo ko avocat am kenn amul droit bu muy rendre kenn droit bi muy am la muy rendre siis ba la koy rendre lam ji Ousmane Sonko na wut ay preuve bu amee preuve ñu xam ne wax na dëgg ba muti preuve ñu xam ne waxut dëgg lii rek la moo am ci dossier bi amul leneen. mais Basir pour calmer Sénégal pour jàmm dellusiwaat président Macky Sall gis nañ ko fii 31 décembre wax ni. waaw da nga may déglu rek parce que net ñoo jamono ji xam nga ni Ousmane Sonko ñëw. xam nga dégg naa baatu démocratie bi léegi sax bala ngaa sori yow Sénégal am na sama benn waaye ma doon waxal léegi mu ne ma gis nga Sénégal da ngay seetaan nit ci télé bi muy wax ba ci yàgg da nga naan lii est-ce que nit sañ na ko wax mu ne ma dëkk Afrique yi ñu nekk boo ko fi doon wax maam yow doo àggale yaag télé bi Sénégal li fi nekk du démocratie de libertinage la dafa ëpp ah kay parce que yow yaa ngi wax loolu neex kenn ku ne lu la neex yaa ngi koy wax mais nit ñi li ñu bëgg a jàpp wax lu la neex ak tooñ di saaga nit di xas nit di dépasser nit ñi loolu mooy démocratie. loi bi interdit ñu ne couvre-feu lañ nekk li loi bi wax ñëpp gis ko ñu wote ko ensemble muy loi bu leer naññ yow nga ne ab légaliste nga gis nga xam nga lan mooy légaliste koo xam ne yoon yi liñ teg da nga koy aw. nga bëtt loolu teg ko ba pare bëgg na loolu mooy démocratie. léegi Basir ma ñëwaat si sama question pour calmer waat réew mi xam nga jamono ji moom réew mi d'accord am na jàmm wante xam nga ni bari na ay benke ñenke doon bu fekkee benn Sénégalais moom moo si gaañu sax Sénégal la dëkk n'est-ce pas président de la République toog na fii jàkkaarloo tax xibaar yi 31 décembre mu wax ne am na ay dossiers yoo xam ne bu ñëwee si moom da siy dëgg tànkam ngir gën a calmer waat réew mi nga jàpp ni moom mënuñoo jël dossiers yi wàllu Ousmane Sonko beeg Adji Sarr bi tegee ko ne mën a jubluwaat si leneen. bu koy tegee ne président waaw déglu ma léegi président moom dossier bi. waaw mais tamit moom sañ naa joxe ndogal ministre de la justice. léegi déedéet baal ma tontu la gis nga ñooñu ñuy wax dafa bari Sénégal ñu jëng droit bari Sénégal ñoo xam ne gëstuwuñ gars yi dañuy lëre nit ñi gis nga président de la République am na droit bu fekkee dafa am koo xam ne dafa yor yëfu état wala mu am problème ak état dossier boobu noonu état la président la Sénégalais yi woteel mais gis nga dossier bii nii. yoonu président de la république néewu ci ñaari sénégalais la yoo xam ne dañoo am justice gis nga yàlla bu ñu demee yemal xiyam man su ma tooñee yàlla mën na maa baal yow boo tooñee yàlla mën na maa baal mais gis nga maag yow maa la mën a baal mbaa nga mën maa baal nit ñi nañ ba jaxase te gis nga loolu ngay wax naan Sénégal am jàmm Sénégal ci jàmm ju mat sëkk la ne te kenn mënu fee indi dul jàmm 2011 nit ñi tànt nañ ko fi exemple bu dama dañ di ko joxe 2011 11 personnes ñoo fi dee gis nga ña fi dee dañoo perte seen i mbokk perte bu ne jàppoon Colobane tëj leen gisoo benn kilifa bu ñu tëj ci at yi ay ñu jiite woon ñaanaamaar jiite woon xeex ba gisoo kenn kuñ ci tëj 3 baal ma àggale déedéet gisoo président Macky Sall ba ko suñ ci di Muxtaar ne demal wuti dafa dem wuti loolu Sénégal gi lay yëggut ña ko jiite woon amul kenn kuñ ci tëj 1 an yu mat gis nga ña nga xam ne ñooy ay doomi baadoola ñu jàppoon leen Colobane dañ leen tëj bañ fuuti ca kaso ba ñenn ña dee fa gis nga képp koo xam ne naw nga ci bopp ci problème politiciens yi yaa ciy des say mbokk perte ñoom bu ñuy xeex seeni doom sécurité nañ leen wala ñu jël leen yóbbu France Ousmane Sonko keroog ba ko booyee xeexal gis naa ko ci loxoom dagg billahi Ousmane Sonko bu toogoon président kooku du ko gis bala ngaa xam ne amul njariñ ñooñu fa toogoon ay doomam ñoo ngi ñu tëj ci biir tëjal leen vitrine xeetu lacrymogène gi sax du leen xeeñ nga ba doomi jàmbur yu nekk ci biti di xeex mais gis nga nag waykat ba dane woon ndongoloo boo yewoote yaru wala nga yaroote yewoo alal borom barke nga dañ lay jariñ te doo jariñ sa bopp nit da ngay yeewu lu jar xeex nga jar ko gis nga benn xeex moo fi jar xeex Sénégal ba mu sosoo ba léegi président bu fi folleeku leen na la folli Abdoulaye Wade nit ñi doon coow di coow ba 11 personnes dee dane woon damay def 3e mandat damay dem candidat dem na candidat kenn mënu ci dara ñee ci dee dañoo perte la ko sanctionné moo fi mën a sanctionné Macky Sall xam nga mooy lan wate jot Sénégalais yi dem ci urne yi ne ko àndatuñoo ak yow mu jóge fi képp ku jàkkaar ne am nga beneen voix boo fi mën a jëlee ab président xamoo lu xew. léegi Basir ñu jóge si wàllu mbës mi daal di delloo si dernière question waaw dem si ñu dem si mbas mi jamono ji tey jii si lay am 1 an bi mu duggee Sénégal le 2 mars ba tey booba tey gis na gàllankoor yi nga xam ne indi na ko si réew mi gis nañ vaccin yi nga xam ni indi nañ ko Sénégal yaa ngi vaccin wante am na si ñoo xam ne ba tey seen xel dalagul yow côté boobu nga nekk vacciné wu nga wala ba tey yaa ngi jeexi jaax tamit. waaw xam nga maa ngi lay sant bu baax occasion tey daanaka mu tombeek 2 mars di date bi nga xam ne ci la pandémie bi duggoon Sénégal di masawu Sénégal yëpp at mu metti la man maa wax ne at moo xam ne daanaka président de la République boo xoolee programme bi mu defoon nga xam ne tey bu fekkoon lépp a ngi jaar normal bala ñoo àgg 2024 wala heure bii nii rek sénégalais danañ xam ne président de la République li mu leen digoon
gis nañ ko malgré difficulté yi gis nañ réew yu bari ñoo ngi en sunu mën ngaa dugg ci suñu sous-région bi rek ba ci ay réew yu bari sax daanaka ñoo leen di yóbbaale ci lu bëree bëri malgré jàmbaar gu président de la République jàmbaar loolu lu waay bañ président war nga ko nangul ak autorité bi mu am ak charisme bi mu am tey tax na ba malgré difficulté bi metti na ci nit ñi mais gisuñu benn yoon état bi sëgg wala mu yokkat wala ñu wax benn salaire boo xam ne fayuñu ko loolu ñoo ngi ciy sant président de la République malgré at mu metti la gis nga docteur Seydi wax na ko ci suba nee na corona day rey te vaccin yi du rey jàpp naa ne nag nit tant que moom day banque wala nga tàlli ko man damaa nekkul sax di jéem a convaincre kenn man gis nga affaire faj gi convaincre ma ci kenn lu waay xam baax lu waay def baax na man li daal sama xel man naag sama njaboot moom lay def man dafa am loo xam ne dafa yënuwul maanaam Sénégal ba mu amee indépendance ba léegi garab yi ñuy naan ak piqûre yi nga xam ne boo demee hôpital profession yi ñu la defar ñan ñoo ko defar ñun xam nga dafa am loo xam ne waxi dof la man dama ko mënta muñ waxi dof laa koy tudde yow garab goo naan tubaab yee ko defar piqûre bu ñu la piqûre tubaab yee ko defar bu ñu laa baal ceeb nga ba ceeb bu ñu laa baal sukkar nga ba sukkar ay tubaab la ay médecin lañ loolu doo nga lañ jàng docteur Seydi bi nga xam ne jàpp nañ ne ci docteur yi ne Sénégal moo ci ëpp xam-xam ñu indi vaccin mu saytu ko ba ne lii baax na te kooku boo demee ci moom ngay faju mu indi nangam nga ne gëwuma ko képp ku koy wax li ma gëm bu dee ban fois nga yor billaahi wal kitaab bi su ma demoon ba gëwuma vaccin yi bu ma feebaree dootuma dem hôpital sama doom dootu dem hôpital. est-ce que loolu du manque de communication bi état waroon a def leeral askan gis nga communication ci àddina corona ci ëpp communication képp koo xam ne nag da nga fay nekk di yaakaar ne da ngay taal réew mi wala da ngay jàpp suñu président di ko yokkul la neex heure boo xëyee wax ñu benn da nga dégg fukk. kàddu yu mujj yi Basir looy tàggatoo. maa ngi lay sant bu baax di la gërëm di kontaan bu baax émission bi neex na lool di nuyu sa caméraman bi waaye di sant kilifa yi nga xam ne ñoo ne ci dëkk bi yëpp waaye di sant suñu ay responsable politique nag di sant koo xam ne mooy sama mentor ci politique ma ànd ak moom tudd naa ko léegi honorable Matar Diop du sax sama responsable sama xarita ndax dañoo séminéendoo nekkandoo kër honorable Moustapha Cissé Lo di fa jàngandoo politique yàlla def tegg ko suñu kaw ñun ñëpp sën ya fa nekkoon def ko kilifa yàlla dogal ku lëre sama digg ak moom muy nit ko am kóllëre maa ngi koy nuyu au passage waaye di nuyu suñu responsable politique Cheikh Abdou Bali waaye di nuyu sonné su département bi yëpp tout ci côté bu ñu mën di bokk malgré parfois politique gu ndaw ñii far fee mais politique la politique moom amut du nit ñi dóor fenn bu jaree dara jaree ñu ànd danañ ànd def ko buñ déggoo ci benn côté tamit keneen dana dem def ko mais def ko ci civilisé kenn ku ne def ko ni nga ko gëmee man noonu laay politiqué lu ma gëmut duma ca ne waaye lu ma gëm damay dem def ko civilisé ak fulla ak fayda nag su ma ca paree ca dem na ci leneen. merci beaucoup jaajëf émission jotaay bi ngeen àndaloon tey ñu am yéene dalaloon ki nga xam ne mooy Basir Mboup nekk coordonnateur COJER ci commune Touba bokk ci parti bi nga xam ne mooy APR di sant gërëm borom koo xam ne jàppoon na ci liggéey bi Babacar moo féete woon ci wàllum caméra bi ak réalisation bi sant dégg leen di dégg beneen jamono incha allah ak beneen invité ak émission jotaay bi jaa ngeen jëf